kon nag mbokk yi ni ma leen ko waxee woon rek lay demee saa su nekk seen émission bi di li ci biir seen yitte ko tax a jóg dama leen di bàyyi rek ak monsieur le consul général ngeen seetaan seen deuxième partie wu émission Yéene Sujet. da ngay dégg nit yi naan waaw nit yaa ngi ci centre yi conseil bi taxawu leen da leen di seetaan nangam ma bëgg a xam ñaar yéen ban taxawaay ngeen di def si nit yi nekk ci centre yi ak tamit nit yooyu lan lañ ñàkk a jànkonteel lan mooy waral en général lu ñu dul jànkonteel bañ leen di dugal ci centre yooyu muy nit yi ñuy jàpp parfois di leen ñuy nekk ci centre yi dañ war leen di delloo ci ñenn ñi ñu leen di tëj naan am na ñu fi tëj ay 20 ans am na ñu fi def ay 5 ans loolu ñu mën a wax. waaw kon question bi ñaari cas la. ñaari cas yi différent. ñi nga xam ne dañuy purger seen peine. parce que dañoo def xëy na li gars yi wax ni loi bi nanguwu ko. ak ñi nga xam ni da nga ni centre d'internement war a leen refouler. que ñàkkum kayit du délit pénal délit administratif la. léegi moom condamnation la boo nekkoon Sénégal bu ñu la condamné sax nga dem kaso. d'abord man bu ma ñëwee fii xooluma sénégalais bu nekk ci biti ak bu nekk ci kaso ñëpp sénégalais lañu. ma jox la benn firnde fi ma toog nii mun naa la wax bi liste la sénégalais fu ñuy nekk ci kaso yi ak ban kaso ak seen tur mooy première méthode bi nu ma def ba am ko c'est parce que dama leen bàyyi xel dañuy faral di def ci visite prison yi visite prison nag du moom ngay siiwal kaso surtout la laaj léeg-léeg benn prisonnier soxla consulat woote foofu li mu soxla par rapport ak kiyam ñu def ko xam nga loolu c'est individuel donc du lu ñuy taxaw di ko wax ci rajo bi dégg liste baa nii Espagne ba mu def xam nañ ku nekk foo nekk fexe nañ ba xam sa mbokk yi fu ñu nekk mais yoon nag dafay dawal lu muy dawal mu kii léeg-léeg am ñoo xam ni demandé ni partie peine bi duñ ko tëdd mais dañoo bëgg a ñibbi ñoom ñoo koy demandé ñu faciliter sa ñibbi peine bi ñu dem libre loolu tamit dañ ci taxaw donc ci question prisonnier moom ku xam d'une manière statistique prisonnier fu ñu nekk kon nag xam nga ni am na benn suivi bu ci nekk bon li ngay wax nag muy centre d'internement yi mooy affaire administrative loi des étrangers ñëpp xam nañu fi nekk dañuy bind boo amul kër waroo toog Espagne espagnol yaa ko wax man waxuma ko ñoo moom seen réew parce que Sénégal étranger bu fa toogee wala carte d'identité étranger bu ñu la jàppee da ngay ñibbisi nit ñi nag duñu xam loolu Sénégal tamit boo fa bu ñu la jëlee nga def lu ci nekk noonu nga yor carte d'identité d'étranger Sénégal nga def visa 3 mois nga toog Sénégal non seulement dañ lay amende ba pare dañ lay dugal ci avion donc Espagne bu ne su ma ramassé nit contrôlé ko comme tous les pays du monde bii mooy sama système balaa ma koy delloo xam nga mënoon nañ jël rek delloo la si saa si mais delloo ak moo jafe delloo moo jafe nag dañ lay jël yóbbu le centre d'internement ñu joxe liste bi ni tant de personnes ñu ngi centre d'internement nangam dañ koy jot ñun xam kan la yooyu mais mënuñu dugg ci seen loi lu ñu mën dañu naan xoolal ndax mosul nañu def recours xoolal ndax amuñu nangam ñuy tardel mbir bi loolu tamit suñu seetlu la parce que am na Sénégal yoo xam ne kat bu ñu xamee looy def dañuy dem wax ko policiers yi ñu ñëw fii ni ma defoo sa liggéey ñibbil Sénégal dañuy tëj consulat bi ah. parce que loolu dinaa si ñëw. non dafa nekk ñun xam nañu lu fi xew xam nañu ci bare am na loo xam duñ ko waxee ma jox la benn preuve ci gàttal on sait tout xam nañu fu ñu nekk nu ñuy nekkee mais nag ñun comme conseil général du accéder ci loolu samay agent ñooy dem ñoom dañuy dañuy gis agent yi c'est un secret de l'instruction léegi nag bu ñu ko defee ñun de comme sénégalais lañu xam ni tukki dafa metti sa yaay ngi xaar
ñu xaw a jalgati yoon nag jalgati bi sax ci waxtaan la bu ñu indee dossier yaa ngi ni gis nga lii yëpp ay dossier d'expulsion la dañuy indi liste bi bu ñu indee liste nii ñëpp dañu war a dem dañ leen war a defal sauf-conduit ñu war a delloo ñu ñu war a delloo xam nga lii 50 ngeen ni ëpp na 400 kayit yi bëri na moom xam nga ñii dañu leen war a defal sauf-conduit maanaam bu ma xoolee ñii ñu bare dañoo jaay drogue ma ñii dañuy dem dañoo sàcc def lu ci nàngul ñii dañuy dem dañoo def naka su dul noonu ñoom dañuy dem koo xam ne amul passeport amul carte d'identité jàppe wuñ ko police bi laaj ma sauf-conduit ma jëm a ñaan te li may wax nag am na seede am na Sénégal yu bari ñu ngi ci biti ñoom dañ leen may ñu génn te léeg-léeg bu ñu génnee sax dañu la wax jërëjëf doo ko yëg de bu muy metti nag comme daayira yi ndeysaan dañuy yërëm seeni taalibe bu ñu interpellé ñu def ci maslaa mais du yoon nag maslaa la ak sunu diggante ak policier yi wala ma xool faal bi mu nekk FAL ma ñëw nii gars yi de kii de FAL la te fii 2L la ni la juridiquement mënuma ko defal sauf-conduit parce que waaw pour ma bañ a espagnol yi bañ a dal sama kaw kii bañ a dal sama kaw loolu tamit ci sutura parce que Sénégal dañu mën a nettali la dañu mën a nettali ki léeg-léeg ñu am benn xaritu policier naan consul bi nangam na j'ai des retours d'information te xam naa ñan la man mus naa toog suba teel ay tubaab yegg si fii rek ñu ma jërëjëf ma ne leen ci lan gracias diw nee nañ day génn man nag man maa leen ko wax ñu ne ma diw moo ma ko wax ma woo ñu ne man ak yéen man na waa maa leen wax day génn voilà te vol baa ngi dem policiers yi woo ma ne ma commencé fete ñi déjà information yi jàll na xam nga loolu rafetul donc li ñuy wax am na loo xam ne man mënuma ko refoulement c'est signé par le gouvernement espagnol c'est la loi des étrangers li nga mën a def boo amee expulsion nga dem fexe ba dem gouverneur civil parce que gouverneur civil mooy def le juge administratif mooy def ordre d'expulsion bi la police ne fait qu'exécuter police bi tamit amuñu ci doole de exécution la ñuy def donc yow temps avant ñu lay yóbbu dama def sa recours am nga possibilité def recours administratif mais dama seen avocat yi nga def say recours nga protéger sa bopp mais nag su ma la waxee ni je peux freiner les expulsions mënuma ko parce que nekkul sama loxo dama ciy jéem rek parce que sénégalais sociologiquement xam naa li ci nekk ak sunu kii mais c'est du obligation du leneen donc loolu tamit foog mu leer gars yi du obligation mais nag wax di defuñu ci dara loolu moom mënul nekk parce que ñun bu ñuy wax rek dañuy teg kayit du ñuy wax dañuy teg kayit te ñu bari xam nañ ko te bu ñu génnee daayira yi de association dañuy wax ni que jërëjëf yal na la yàlla fay xam nga neex na am na boo yoo xam ne dañuy génne ba pare ñoo fi déconné suñu kaw voilà. mooy la am solo mais wax bu nekk day ànd ak seede lii ay seede la ci yoo nga xamante ni xam nañ ne wane na ni am na lu ngeen ciy def mais dafa am lu nga xamante ni tamit il faut ñu wax ko su ma déggee si sa biir wax am na foo xam ne yéen fa ngeen mën a yem su ngeen fa yemut am na lu nga xamante ni mun na jóge ci gouvernement espagnol bi te mun na dal ci seen kaw yéen ba tëj consulat bi mun na si amu yoon. consul espagnol bi ñëw man ma ñibbi. ñëw nga ñibbi mu nekk scandale diplomatique. waaw loolu tamit jar na leeral parce que am na foo xam ne yéen mënu leen fa egg. waaw parce que est-ce que benn nit wala ñaar nit war na tax ñaari réew di tojante boobu. te it rax ci dolli li mu nekk ci nekkul ci dëgg bu doon ci dëggam la nekk jar na ko parce que man am na seede xam naa femme bi bu ko seetaan dina dégg am na benn femme bu fi ñëw regroupement familial mu ñëw aéroport xam nga jigéen ñi nag ndeysaan bu ñu toogee 1 an gisuñu seen jëkkër dañuy xaw a jeex. te dafa xawoon jàpp tuuti. bu muy def photo visa bi dafa jeex mais photo passeport da ci am yaram mu yegg si gars yi xool ñaari photo yu niroowul mais comme droit am la ñun boo yeggee aéroport yooyu bu ñu la refoulé dañuy war a saisir waa aéroport defuñu ko. parce que dafa am ñu nga xamante ni dañuy nekk fi moo xam jigéen la moo xam góor bu ñu takkantee fii
dañuy am problème mu nee nañ certificat de mariage te nee nañ dañ koy wut lu ji ba Sénégal coono yooyu ñu ciy jànkonteel te man mënuma comprendre tamit nit ku takkantee fii sëy bu ñu takkee fii nekkoo Sénégal ki nga takkanteel ki nga sëyal nekkul Sénégal ngeen di wutee ji foofu certificat de mariage lan nga ñu mën a expliquer par rapport à ça. lii am nañu fii service état civil nag juddu la mooy transcription naissance maanaam booy transcrire da ngay indi ñaari extrait bu registre civil nga ñëw waa état civil ñu ngi fii defaral la ko acte de décès dañ koy defar mariage tamit dañ koy célébrer boo wootee jot agent bi mu ne la kayit nangam sax laa soxla certificat de célibat parce que ñu bañ nag ndeysaan nga am fa jëkkër ñëw fi di takkante ñu jaar yoon yëpp man damay célébrer mariage ndaxte célébrer naa fi ñaari mariage sama ñi jiitu tamit célébrer mariage Sénégalais dañu xam ni au lieu ñuy wuti gouverneur di dem ci registre civil fële bu ñu célébrer mariage fii vraiment c'est valable pour defar seen kayit. kon nu ñuy demee si mairie bu Sénégal. bu ñuy ñëwee Sénégal di fa célébrer mariage yi pour am foofu. mais jaru ko seen mairie ngi fii ñun nous sommes des officiers d'état civil. ci biir comme ñu déggee ko noonu kan. mun naa la woon banderole bi léegi sax nga xool ko bu ñuy ñëwee dañ koy takk célébrer la nga indi say témoins comme Sénégal dañ koy defee. ñu defal la ko def jox la certificat de mariage jox la sa livret de famille. dañ koy célébrer fii nga am sa certificat de mariage. waaye muy lu am solo. parce que loolu moom leerul ci seen bopp. loolu moom jël date rek dañuy am problème boobu bu fekkente ni kon nu ñu ko waxee certificat de célibataire ngay ut Sénégal mu ngay demandé Sénégal. waaw certificat célibat yi ñu kay yi ñu laaj yëpp loolu nag moom ku ñëw li ñuy wax information. mooy boo ñëwee état civil. parce que xam nga comme administration dafa doy dafa tëre di doo joxe toute l'information. mais ku soxla benn affaire boo ñëwee état civil. ñu ne la lii nga soxla d'ailleurs li gën a gaaw bu ñu jógee duggee ci 3W consulsenmat.es information yëpp maa ko ci def léegi fii Espagne ku soxla information ci këyit boo duggee suñu site lépp nga ci mun a fang li nga war a def fooy jaar lépp ba yeneen këyit yi sax mun nga ko télécharger pour nga def ko. voilà loolu yëpp pour wane ni ñun bu delluwaat ci question bi dañuy bën a jege askan fi ñun gestion de proximité la ñuy def dañuy toog di xalaat nu ñuy def ba jot ci nit ñi mooy communication. muy la am solo parce que communication jegewante mënu am tant que communication jàll. loolu am na solo. mais day fekk nag yow tamit nga soxla information. yu bañ a ni dégg naa. parce que fii problème bi mooy que léeg-léeg nga nit ñi dañuy déglu benn nit bu yàgg fii mel nii moo yore le truc mu lay wax lu amul. ku bëgg information ngir yàlla ñëwal consulat. wala nga bind lettre. wala nga bind mail boo wootee ñu jël la. wala nga woote ci numéro yi pour ñu informer la. nit ki daal boo bëggee information bu leer. na nga am discipline nga dem ci ku mu xam du koo dajee rek mu informer la. mbokk yi ba léegi yéen a ngi ci seen émission bi di li ci biir nag nii lay demee saa su nekk yéen a ko tax a jóg seen yëf la mu mel ne lépp lu ngeen xamante ne ni seen ay soxla la rek moo ñu tax di xëy moo ñu tax di gontu dinañ dem fépp fu mu nekk jëli ko dugalal leen ko ci biir ñu bokk nekk ci biir seet luñ ci dindi wala luñ ci dolli léegi mu mel ne am na lu nga xamante ni monsieur le conseil dina am solo loolu ci bopp askan bi parce que dafa lu mel ne financement famille waxoon nañ ci sànq mais dinañ si wax tuuti parce que man dama gis ne jigéen fii nit ku amul kayit mënoo fi def dara parce que boo doon loué benn tanda pour nekk di fa jaay sax boo amul kayit mënoo ko def est-ce que jigéen bu amul kayit nga yëkkati 2000 euros wala 3000 euros 4000 euros fu mu toll moo xam nga jox ko kooku est-ce que tey xaalis boobu ndax dina si mën a liggéey dara ba nga koy jural dara ndax te tey bu nga ko jënd ay bagages dugg ci marché yi bu la police jàppee di koy nangu et cetera est-ce que loolu noonu gisoo ne ak par rapport à association yi tey jegeyantoo ak seen nu ngeen mën a jegeyantoo ak ñoom jàppale leen ci affaire coopérative yi ñoom ñu ut ko wala ngeen conseiller leen ko ñu taxawal ko nit yi di ci mën a jaar ci financement yooyu femmes yi di amoon su ma jumul da nga ne 1 milliard la. ban ñaata la ci ñaata la ci espagnol jigéen femme sénégalaise yi nekk Espagne am léegi loolu bu ñu ko jëloon tey taxawal ci ay coopérative ci restaurant yi comme par exemple ci association yi est-ce que ñoom duñ ci mën a am këyit ba pare mu yombalal leen ñu doog a mën a am xaalis pour liggéey ndax ku amul këyit fii foog naa doo mën a liggéey ci sama xalaat. bon déjà financement bi. pour yokk comme nit ki la. il faut ñu poser débat bi bu baax. li ngay wax nag problème administratif la loo gis rek fu muy commencer rek
dafa am leneen lu muy jur leneen lu muy jur leneen lu muy jur bon pour ma expliquer nag aussi coopérative du ci làmmiñ coopérative kayit la ñu bari ñu ngi naan coopérative man de ci kayit benn coopérative laa fi gisagum mooy coopérative des Sénégalais de takku liggéey bi nga xam ne 2008 te ñu ngi ak seen récépissé ñëwoon na fii parce que ñun ci kayit la ñuy liggéey mais taxaw ni dañoo nekk mbootaay coopérative dafa xaw a informel dañoo jël jikkooy Sénégal rek daal di teg dégg nga te pays bi dafa organisé même Sénégal groupement de famille sax dañu am kayit waaw mooy benn déjà est-ce que am nañu kayit à mon niveau yëgagu moom association yi c'est à but non lucratif donc association mën na comme la Croix-Rouge pour des captations de fonds pour son financement interne mën na def activité sans fay assénat loolu tamit beneen yoon la beneen yoon la bu ko neexee mu ubbi benn tienda solidaire ñépp nekk ci association bi di ci bénéficier wu kooku beneen cas la loolu je crois que sénégalais yi ñoo war a jege administration espagnole bi xool lan la charte bi di wax je sais aussi am na beneen cas boo xam ne ñu wax autonome je suis pas sûr ndax boo amee en phase de projet mun nga dugal licence municipale ba nga dugal am li ñuy wax compta propria bon loolu du ma ci dugg parce que maîtriser wu ma ko yaa ngi dégg wax ji posé nga lu am essentiel aussi boo gisee yéexaay bi tamit suñu réflexion foofu la loolu moo tax ñu yéex parce que bëgguñu ñooñu tamit bañ a ñàkk am yaa ngi dégg wax ji mais ñu ci bari seetlu naa ñu amul kayit ñu ci bari defuñu tienda parce que xam ne mënuñu am tienda commerce la ñu wax donc man mënuma tere nit mu def commerce li ma intéressé ba mu defee commerce mu ne ma nangam laa la remboursé tamit confiance la nag aussi am nga aussi mënoo gérer tous les risques comme garantie amul mënoo gérer risques yu bari boo fa nekk di xalaat doo financé kenn parce que même ku fi togg yore kayit boo ko financé mun na xëy benn suba daanu donc bu ñu duggee ci débat boobu day xaw a jafe loolu moo tax sax loolu ñuy wax dafa yéex loolu tamit ci suñu xalaatu bopp la pour seet ñii bañ a gaañ même ñun suñu rôle mooy du jàppale la pour nga wuti kayit loolu c'est individuel sa projet individuel la man duma la jàppale pour nga am kayit yow ni ngay régulariser yaa ko régulariser parce que loi espagnole Espagne tout les extranjería espagnol la bu ñu koy voté ñun laaj ñu Sénégal nu ñu ko bëggee laaj ñu ko Nigéria bi mais je répète mooy coopérative boo xam ne organisé bu am kayit benn laa fi gis mooy coopérative des Sénégalais takku liggéey peut-être bëgg na ubbi ay antenne kooku am na récépissé Sénégal bu Sénégal laa wax de mais bu fii mun nañ ko bu leen neexee ñu am ko parce que ils sont organisés ay Sénégalais yi nekk fii la est-ce que Sénégalais war nañu mën a utiliser loolu man duma dugg ci débat interne nit ñi duma pousse kenn ni defal nangam ku ci nekk sa magum bopp la seetal yoon sa projet de société sa projet de immigration noo ci mën a génne nga génn ci donc man li ma xam rek mooy loolu yëpp dama koy saytu xam naa ni ko amul kayit bu mën a dafa am tienda man xam naa ni du sécurité amul mënul nekk loolu yëpp ci critères yi la bokk ci saytu bi la bokk voilà donc ci saytu bi la bokk donc loolu daal na leer daal man duñ ci immiscé wu ci sa problème de régularisation parce que réewu jàmbur laa nekk la muy lu am solo loo xam ne xam naa dinaa ko defal émission boppam bu nga xam ne dinañ si mën a wax parce que coopérative yi am na solo moo xam fu ñu mën di nekk ñu dajale li ñu yor jéem cee taxawal coopérative bu ko defee ku nekk man cee génne kayit man cee amee kayit ci loolu nag laa jëmoon sax dama fàtte benn idée bu may joxee la parce que bu ma nekk consul tamit naa yedd nit ñi nga yedd parce que man dinaa rafetlu trop sénégalais bu mën a nekk autonome am kayitam boot ñeneen ñi amul kayit mën leen defal ay contrat loolu mën na nekk yoon la mën na defal ay contrat ni leen damay am tant d'employés kii def na fi 3 ans musul am antécédents pénales man mun naa ko recruter am naa capacité financière bi loolu c'est interne bon loolu laa lay wax immigration bi tamit lu ñuy jooytu tamit peut-être lu ñuy jooytu mooy loolu daal mooy que nañu uniru dem ci essentiel parce que fii man li may rafetlu
doo fa gis sax centrale d'achat boo xam ne sénégalais ñoo ko fi nekk même li ñuy wax commerce bi perte nañ ko au profit des Bangladesh mais loolu beneen réflexion la loolu du ma ci yegg beneen waxtaan la quoi beneen waxtaan la sama émission bi di ñëw ci loolu laa koy def ndax nit ki tamit fu mu nekk war na faa jéem a am dara waaye doo fi ñëw di ma laaj doo fi ñëw dinaa ñëw maa ngi yow noppeeku ma si yow ndax li nga yore moo bëri da la laa soxla léegi mu mel ne li ñu doon wax sànq lu am solo la nit ki fu mu mën di nekk dafa war a jéem a avancer dem ci kanam daal bañ a nekk ci ginnaaw toujours ndaxte nu ma ko mën a waxee association yi ak coopérative yi mun nañ jéem a def dara mën nañ jéem a taxawal ay coopérative boog jéem a def dara pour nit yi mën a am ay kayit extra parce que loolu ñun ñëpp moo ci bàyyi ñi fi nekk ñëpp moo leen ci bàyyi dinañ si ñëwaat ci yeneen émission comme ni ma leen ko waxee rek dañuy jàllaat ba léegi si beneen poñ mu mel ne fii yan jafe-jafe ngeen fi jàngoonteel boog bon jafe-jafe réel bu gën a graaw nag jafe-jafe mooy am mooy dañoo remarqué xale yi léegi amuñu teggin trop ci administration parce que fii nag noo ñëwee rek lañ lay jàppee boo ñëwee ak teggin dinañ la déglu dinañ la tontu waaye boo ñëwee naka si noonu mag bu nekk magum bopp la parce que li ma la wax moo ci nekk normalement policier moo waroon taxaw ci suuf xam nga man nekkuma ci sécurité te réew laa gàddu du yoon bu ñu demee ba loolu yëpp defuñu ko ñu ñaan ñu bañ a agressif neewuma nag ñun mat nañu mën nga fi fekk agent boo xam ne xolam neexul mu tontu lu mu la neexul mais nañuy bàyyi xel rek yow miy ñëw tamit na nga xam ni nag ay kilifa nga fi fekk say nit say tante say nijaay nga exposer sa problème lu ñu mën ñu def ko problème de comportement wala ni la maa la fi teg déedéet Sénégal moom fi teg mais teguma fi pour des nit ku mu ñëw rek nga def lu la neex kër sax boo fu ñëwee def lu la neex sa propre pap la lay génne donc loolu la nañu xam ne nag fii la rigueur mooy que bu ma gisee cas yooyu man sama bopp consul maa jël sama motukaay yi réglé ko du ma nangu arrogance personnelle bu jëm ci immigré en même temps du ma nangu arrogance bu jóge Sénégal extérieur jëm ci ñun parce que dañu nekk réew moo xam ni dañu war a dellusiwaat ci jikko yi ni ko nit ñu baax yi tegee nitu diine yi ni ñu ko tegee suñuy valeur yooyu nañ ko jàpp nekk ci jàmm mais boo indee beneen jikko ah di nga fa fekk sa moroom mooy jikko booy nag di fa fekk sa moroom donc ñun même bu ñu nekk administration di tolérance bi dafa am fu muy yem rek loolu difficulté dañ koy jàkkantoo ci suuf mais alhamdulilah comme gars yi moom ils sont au-dessus de tout man je sais que daf leen di affecté duñ ci mën dara parce que dañuy seet ne rek dañu war a servir nit ñi mais servir nit ki nag taxut a nekk jaam lépp lu gars yi deful fii c'est mënuñu ko parce que ñu ngi def loo xam ne kenn laaju leen ko il faut ñu seetal leen ko donc koo xam ne mu ngi jéem da nga koy jàppale mu jéem nga dal loolu mooy premier jàkkonteel deuxième problème bi solution la xam naa ne dinaa leen yóbbu ngeen gis ko mooy suñu nekkin fii bu ngeen xoolee dafa xat dama mujj jël ay agent boole leen ñu nekk ñett wala ñeent ndax sénégalais yi am fu ñu toog mais yàlla dimbali nañu bu ñu am feneen fu yaatu sénégalais bu ñu jógee Algésiras wala nga jógee fu sore dugg bis nga mën a yegsi mën a sëlm mën a toog fu jekk di xaar sa tour loolu tamit c'est important loolu moom réglé nañ ko weddi gis bokk ci ñoo bëgg espace espace bu ñu bokkul ak kenn léegi nag ñu ñëw dugg ci service bi bu ñu duggee li ma la doon wax rek mooy ay douche ngi ni ku mën a sëlmu nga ñëw xam nga fële gisoo woon foofu salle d'attente léegi fii mooy salle d'attente bi ak guichet ak orientation
loo bëgg a laaj fii nga koy laaj wax ak kii yi ñu orienté la si service yi. ak standard bi tamit fii lay nekk. téléphone yëpp ñëpp di jël téléphone. donc ñu ngi koy def mais dañ leen dajale pour ñu gën a jege askan bi. quand boo ñëwee wala ngay dem feneen di réer boo ñëwee laaj caam wala keneen nga ne état civil mu ne la loo soxla mu wax la li nga soxla yëpp mu jël ko jublu ko agent. bon fii moom dañoo ber waa visa fii moom visa moo fi nekk ak seen service indépendant la ah. loolu kat jaxasoo du am lépp nag dina am ay leer. dafa ne passeport nga soxla ngeen wàcc bu ngeen wàccee tamit fii tamit am na ñoo xam ne mën nañ fi toog ñu bañ a dajaloo ci kaw ñuy dugg ñu ñëw dugg fii ñu ñëw dugg fii defar seen passeport avec une bonne attente ah. avec une bonne année defar seen passeport génn. fii mooy service passeport carte d'identité yooyu yëpp. ñoom tamit ku leen soxla day toog fi ñu woo leen nga ñëw yéeg. bi carte d'identité ak passeport fii la. kii def production inspecteur bi nga xam ne mooy production problème bu amee il est accessible si saa da ngay taw a xaar ba mu génn. particulier mooy nekk fii yeneen secrétaire yi nekk fii. réseau social bi fii la nekk nga xam ne daf may jege. donc lii leen fi jublu toujours étudier nit ki bu ñëwee fu mu mënta dem rek dina am fu mu toog nekk à l'aise mën a wax ak nit ki bañ di taxaw ci couloir parce que taxaw ci couloir mooy indi stress bi. lii nag mooy bureau consul. fii mooy bureau consul ndax mu gën a yaatu ko aussi nit ñi nekk à l'aise. donc consul mu nekk fii yor salle d'attente dañuy bañ daal mooy taxawaal ci couloir. nekk benn cafétéria bu ndaw pour ce personnel parce que personnel buy liggéey dafa bëgg tamit toog fenn naan café bu ndaw comprendre nga ko personnel bi nag foog ñu xalaat leen parce que dañuy stressé. wala ñuy dajaloo fenn di dem ci mbedd beeg yooyu ñu aménagé loo xam ne ñu rapidement en 15 minutes ñu naan seen café duggaat liggéey. non dama ni même standard bi. fii lay nekk de ce fait que li ñuy wax ni woote naa fekk standardisme génn non parce que portatil lay doon pour te dire aussi ñu ngi xalaat ñiy woote pour ñu mun leen wuyu donc côté boobu tamit ñu ngi koy améliorer parce que espace la woon problème espace rek la woon. jigéen ñi wala ñuy yëngal seen bébé dañuy ñëw rek toog non dañuy toog tranquillement ñu defal leen li ñuy def ñu génn dem seen yoon. dégg nga fii ñu ngi fas yéene benn jour benn moment bu yàgg ñu tànt ko ci été bu ñu amee réunion c'est plus agréable. fii moom pour qu'il y ait le confort quoi. bu ngeen demee ñu ngi ciy defar te le 25 la ñuy dem. mu mel ne lu am solo. beneen problème bi mu ñu am nag jànkonteel mooy affaire jigéen yi fi ñëw seen jëkkër bañ leen defal autorisation parentale ngir yàlla jigéen bu nga demee ba yàlla moo tudd séparation say bakkan la. dee ak fase il faut nit ñi normal bu amee xale yi ngeen sauver leen ngeen bañ a téye parce que tout simplement fase ngeen. loolu tamit problème bu rëy la parce que ñun dañuy appliquer loi léeg-léeg femme bi nekk en détresse te ñun ñaan ñu ko yàlla ñun ñëpp jigéen moo ñu jur. dañuy bari yërmande. loolu tamit problème yi am nañ ko fii bon yeneen yi ci am rek dañuy gérer. kon li ñuy wax ne rek dañuy jaaxane. dañuy tëdd njaaxanaay mais du tax na bu ñu tëddee njaaxanaay na nga teg ñu loolu ñu warul teg. tey monsieur le consul boo dajale woon tey Sénégalais ba ñu ñëw fii boo amoon loo leen di conseil lan nga leen di wax. l'union fait la force lu jafe nag parce que aussi ci jàngat bi ñu ci am
am na at yi passé barewuñu woon mais diggante 96 ak 2000 diggante 2000 2004 maanaam kii bi dafa changé. ñu dem ba nit ñi di bare ba daayira yu sosu association éclaté wu mais loolu yëpp damay jàpp ni richesse la boo demee ba am association c'est la association mais nañuy tourner autour de l'essentiel. Défi actuel bi du défi expulsion ki kii xam ban défi laa am défi réinsertion parce que bu si plan Sénégal émergent mu ngi ni toog gis nañu diaspora rôle bu mu ci joué mooy acteur économique ñun suñu PIB bu amee équilibre suñuy envoi moo tax bu dul woon ak ñun lambay bu ma waxee ñun nag c'est pas le conseil qui parle mais Sénégal l'extérieur bu wax parce que dama fi nekkoon li may wax nii wax naa ko ba tàyyi association mën na bale pour des raisons sociologiques mais nag bu ñu ñëwee ci essentiel nañu booloo def essentiel ni dañu am problème lijjanti essentiel daf ñu xaw a tardeel lépp lu mën a doole aussi bu ñu dajaloo rek naan contre opposition consulat ak sénégalais du opposition ay alliés lañu sans les sénégalais le consulat ne sera pas l'institution donc alliés lañu war a doon donc ñu téye débat stérile bi di réfléchir toll comme association yu mag yi comme ATIM association des travailleurs immigrés du Maroc dem ba yokk nekk benn niveau boo xam ne dañu dugg institution espagnole yi man foofu laay séntu Sénégalais yi parce que xam naa ni mën nañu ko am nañu ressources humaines yi am nañu pas-pas bi am nañu doole bi lu manqué rek mooy dajaloo fixer objectif ñun on a un problème de fixer objectif moyen long court terme immigration fu mu toll ni actuellement li ñu war a rassembler mooy économie parce que économie bu taxawoon Marocains yu bari dañu ñàkk kii parce que gis nga carnet sénégalais ni ñu bare gis nga seen kii yu bëre au lieu tubaab bi di la recruter kay sénégalais bu am entreprise mën na la recruter ñun mën nañ créer suñu propre économie fii ba mën a def absorption professionnelle li ma leen di wax aussi mooy nañu formé wu booy wax chômeur mooy ko am profession ko amul profession de chômeur dégg nga boo liggéeyee fenn nga xalaat continuer changer ni da ngay changer statut de stagner ndax sa moroom xale bu ñëw fekk grand yi avancé nañu mais boo ñëwee fekk grand bi taxaw xale bi ñëw romb mu indi benn clic parce que jamono bu nekk dafay am benn souffle bu ñu jël donc tamit conseil la ci formation bi newuma ñépp nañu xalaat retour parce que ku nekk ak ni nga ñëwee la ñii dañuy ñëw pour des mos naa ko wax ci benn conférence benn université Lérida dama ni suñu problème mooy que est-ce que réellement nous appartenons à cette société wala dañ fi jaar yow yaa koy wax laaj sa bopp bu fekkee ne yow da nga bëgg a bokk ci société bi fexeel ba bokk société bi nga bokk nga ñafe ko ba yegg au haut niveau comme yeneen xeet yi loolu nag formation moo koy indi nit da ngay ambitieux Sénégalais du yaafus wala nga ne dama fi ñëwoon pour ñibbi nga doog a xalaat nag aussi fële loo fa war a def choix la nekkul ni ku dem rek da nga war a ñibbi mën nga nekk fii di jëriñ Sénégal ci lu rafet di jëriñ Sénégalais yi donc aussi ñu fonk seen diine bu dee catholique bi bu dee jullit bi tamit nga jege bërëb yu baax yi bu fekkee nag da ngaa choisir ni lii doyu la yàlla soppi sa jikko ba nga dellu si waat ñuy muñalante respectante li may wax toujours valeur bi mooy tolérance bañ a wax yu ñaaw rafetul nañ ko wàññi di waxtaan di diisoo di amandoo ay solution parce que yàlla dafa def immigration nattu la ci ngay jaamoo yàlla man de immigré naa ba toll na fii léegi laa gën a tiit sama borom parce que mission bi ma jox dama ne ndax du nattu ndax borom bi bugguma buggal ndax du ma tarxiis man xooluma leen de sama bopp laay jooy fu mu toll nii de yàlla xam na ko nag
lu ma def nag dama ciy delluwaat ndax li ma sonn ci ONG yi liggéey fii ci immigration plan national immigration Catalonia boo demee di nga fa gis sama tur observateur immigration ti am na benn téere bu ñuy wax Barça Barça bi gaal yi ñëwee def naa ci recherche yu bare donc am na lu ma ci jot a xam naa métit bi xam naa syndrome bi mooy syndrome d'Ulysse li ñuy wax mooy immigré bi bis bu nekk di tiit moo tax bu ñu ñëwee fii di déconner sax damay comprendre parce que koo xam ne sa yaay mu ngi lay pressionné Sénégal mu ngi lay pressionné yépp ngi lay pressionné li ñu yenu mu ne attu nañu ko problème yu bare nag suñuy mbokk yi ñoo ñu ko teg parce que mënoo ñëw di fay kër bëgg daw ci kii bëgg yore sa waa kër lu xew ñu kii la boo demee fekk leen ñoom ñëpp ñu tabax kër yow tabaxoo dara boo dellu siwaate sa xol day kii nga sëpp ko nag waa consulat mbir bi ñun ñëpp la xuri agent bi fi nekk tamit am na problème social ñëpp am problème social bu ñu yaakaar nañ on roule sur le laurier dañuy sagu mais nag comme yàlla daf ñu nañ servir nous allons servir ngir yàlla servir république bi ñu gëm sans partisan damay servir sama askan na Sénégalais yi ñëw delluwaat ci Sénégal bi ñu xamoon de la teranga waxtaan yiw bari nañu bari di intéressé wu ci problème mu diaspora d'abord maa ngi rafetlu initiative télé boo xam ni c'est Sénégal Extérieur la jógee parce que je sais que pour monter entreprise surtout entreprise de communication du lu yomb li ngeen di daj xam nañ ko mais buñ ko xamul ne actuellement seen ñàkk rek ngeen ci def ak seen doole pour fësal lu bare te aussi yéen ñuy dimbale ñu gën a jege askan bi xëy na dañ doon envoyé li ma doon wax rek ay mail ay coup de fil kii nii yëgul ak yëgul waaye léegi de comme li yokk na ci ñàkk yëg moom mënul am loolu tamit ndimbal lu bare parce que loolu tamit seen apport la ci république bi ci marché république bi li yëpp maa ngi ko tënk ci plan Sénégal émergent Sénégal émergent mooy ku nekk fi nga nekk rek nga seet foo jàppale sa réew comme ni ko Kennedy doon wax ci anglais bu laaj lu sa réew di la defal mais yow na nga toog di laaj sa bopp li war a defal sa réew donc maa ngi leen di encourager di leen féliciter aussi di leen massawu mais seulement beneen aspect bi ma am aussi yedd la duma kenn ngeen gën a jouer ci qualité débat yi parce que maa ngi rafetlu benn émission bu ñu defi 10 émission bu ma neex la bu France bëgg naa tamit yenn Espagne ñu créer yeneen plateau boo xam ne xam ay nit yu seen xam-xam màcc ci immigration saytu ci am na fii ay sénégalais ngeen visibiliser ressources humaines Sénégal yi parce que bu dee tout le temps rek ñaxtu da ngay de ba mujj gi nit ñi duñ la seetaan parce que ñaxtu mën nañ ko mais nañu xam ne am na du positif parce que li may wax suñu mag ñi fi ñëwoon sax créer association ñooñu sax war nañ leen di dolli njukkal parce que maa ngi baamtu benn wax bu ma benn président association waxoon muy Mass Ndiaye bu gisoon naa mu ne bi may jógee Sénégal association taxu moon jóg wut xaalis moom ma taxoon jóg ma jóg bëgg a dajale nit ñi ba ci dégg lu ma naqari nga muñ ko donc loolu yëpp ay débat la ñu waneen lu positif li di waneen lu ñaxtu bi mu équilibré Sénégal buy joxe exemple Sénégal buy joxe ay exemple immigré bi gis bii exemple boobu tamit bu toogee bu dee dëgg lay wax dina mën a joxe benn message ba yenn xale yi sax du ñu mën a aventurer wu sax di ñëw fii ñuy waxkatu dëgg dimbalante loolu la communication diaspora boo koy wax il faut nga expliquer nit ñi lu fi xew ñi nekk fële choisir nga jox leen choix donc débat yu mel noonu dafa baax donc loolu la amul lu may wax maa ngi féliciter encourager critique na constructive critique ne da ngay teg dara wala balaa ngaa critiquer nga xam li ngay critiquer lu mu doon donc télé bi comme ñële dañuy wax te xamuñu ñu ñëw ba ci ñun pour la première fois waxtaan wax dëgg ci la nit intéressé wu ci ñun daanaka sax am naa relation particulière ak yéen mais yéen a demandé ñëw ma rafetlu ko tamit loolu tamit du man ngeen dimbale Sénégalais yi ngeen dimbale ci seen doute bon maa ngi seen pédagogie boobu tamit rafet na
voilà di leen ñaanal jàmm ca kaw ca kanam merci. mbokk yi mu mel ne kon ñoo ko gisandoo li ma leen ko waxee saa su nekk rek seen émission li ci biir lii rek moo ko tax a jóg lépp lu xamante ni lu itteel askan bi la ñun moo ñu tax a jóg dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan mu mel ne li ñu wax fii lépp bu dara doon doy mu mel ne doy na lu ci bëri war naa leer ci yéen nga xam ne kon lépp lu ñu doon jooy ak di ko jàmbat yàlla ñu defal indi lañ ko boobu ba ci suñu wet lan moo des nan la ñuy xamee ñun pour jariñu ci xam pour jariñu ci nag da ngay def li mu laaj wooteel wala nga ñëw wala nga lépp loo xamante ni soxla nga ko nga jéem a jokkoo ak ñi nga xamante ni waa consulat ku nekk rek ci li nga soxla di nga ci gis sa bopp bu boobaa mu mel ne di ngeen ko gis ngeen ko ci biir émission bi ci seen ay reportage yi ñu leen defal lépp rek mi ngi ci biir mu mel ne nag ak consul bi du dañuy yaw moom tay rek dinañ ci ñëwaat ak moom si yeneen émission. asalaamaaleykum mbokku Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant. Sénégal yi fi nekk yëpp xam nañu 4 avril mooy suñu bisub indépendance ma profité na ci jaarum diaspora 24 mu di occasion bu mag di féliciter association yu bari yu nekk Espagne yónnee nañu ma seen invitation naan dañuy def 4 avril mu di mbégte ci tout le chef de l'État di leen féliciter ci jikko république bi ñu am ndaxte ku amul jikko république mënoo defar réew ku amul jikko civisme mënoo defar réew li ma faral di wax nit ki bu bëggee réewam nekk patriote fonk république nit ki bu amee li ñuy wax civisme maanaam fonk sa réew ba nga nekk bitim réew nga ne da nga koy feetee loolu tamit maa ngi di gërëm di féliciter association yëpp tamit di jégalu sama ñàkk teewaay ci yëpp mais dama foog ni rek yaakaar bi ma am ci ñoom sénégalais fu mu nekk rek ambassadeur la consul la représente seen réew kon nag maa ngi leen di ñaanal 4 avril bi mu nekk point de départ plan Sénégal émergent bi ñuy wax bi chef de l'État teg ak mbébét bi mu am ci diaspora ba jafe-jafe yi fi nekk yépp yàlla saafara ko ba dund bi lu mu metti metti yàlla defal ñu ci xéewal di ñaan sénégalais yi tamit ñu gën a booloo bokk nekk bàyyi te muy dëgg ci sincérité di ñaan sénégalais yi tamit ñu am esprit de solidarité di ñaan sénégalais yi ak sénégalaises yi ñu fonk seen dignité xam naa ni nag travail moom li ñuy wax ni travail liggéey fonk ngeen ko ni ngeen dolli góorgóorlu ngeen xam ni li sëñ yu baax di wax crise yàlla xamu ko lu ngeen gis nattu la borom bi mun na ko dindi jërë ngeen jëf maa ngi di souhaiter bonne fête de l'indépendance et vive le Sénégal, vive la République. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi tey nag dama ñëwoon fii ci Tabacalera ndaxte démb rek dafa am benn fondation boo xam ne fii la ñu nekk ci Lava-Pièce di liggéey ak ay sénégalais bu Lava-Pièce ñu am benn projet bu mag nag projet centre de santé Fass Mbao ma ñëwoon fii nekk ànd ak vice-consul Amadou Gueye pour honorer sama présence ñëw jàppale leen ci seen mbébét ndaxte ñun kat li ñu tax a jóg mooy Sénégal bu ñu gisee ñeneen jóg tamit pour Sénégal laaj na war na ñu ñëw taxaw fekkee ko bokk ak ñoom lépp parce que dafa nekk loo xam ne bu dee wér-gu-yaram la mu baax ci réew mi mu nekk ci priorité chef de l'État ñeneen ñëw di ci dugal seen loxo mooy amoon lu ñuy wax rek lu dul wax leen jërëjëf jërëjëf nag dafa neex te jërëjëf bi du ñu def dara lu dul def lu ñu président sant mooy jege askan bi ñëw ci ñoom bu ñuy xewle ñu ñëw taxaw
bu lu neex ak lu naqari buñ ko yëgee ak sunu jot buñ ko mayee ak sunu calendrier donc loolu mooy sama teewaay fii di profito tamit comme tey tamit bis bu màgg la ma gisante ak sénégalais yi ñëpp ñu am mbégte ci bisum 4 avril bi muy bisum souveraineté internationale di lancer appel rek maanaam Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk lii wane na ko loolu moo tax ma sawar a ñëw parce que sénégalais bu ñuy jàppee ni ñoom seen réew ñoo ko war a développer xam ni Sénégal du état rek moo ko mën a def ñun tamit dañuy def lu dul accompagner leen merci beaucoup. waaw mu mel ne ñoo ngi taxaw ak ki nga xamante ne nii mooy naan soxna dañ lay bàyyi nga présenté wu. maa ngi tudd madame Mbaye Mama Lassa Diallo. madame Mbaye Mama Lassa Diallo nuyu nañ la. fay naa leen. waaw bëggoon a xam tey lan moo waraloon bés bi nii ak ñu gis fi sénégalais yu bëri nii lan moo waral bés bi tey. bés bi premièrement dañuy fêter suñu indépendance. deuxièmement dafa am maternité bu ñu bëgg a tabax Fass Mbao léegi nag ñu woo ñëpp pour ñu ñëw jàpp si daal loolu moo waral bésu tey ji. maternité bi ngeen bëgg a tabax Fass Mbao lan moo ko waral ci yan sabab la bàyyi. waaw ndax man dem naa fa gis naa falaa dëkk gis naa jigéen ñi bien que si biir ville bi lañ dëkk mais dañuy am problème pour déplacer wu. bi ma xoolee loolu nag laa ne xaaral ma ut ñu ma financé pour defar maternité boobu. xam ne kon jafe-jafe yoo gis ay Sénégalais di ko dundee moom moo la motivé ba nga taxawal lii. waaw loolu moom moo ma motivé waaw. mu yàgg bu am solo ñu koy rafetlu bu baax a baax waaye di la laaj yan projet nga amaat ci sa kanam. waaw projet yi mooy defaat yeneen maternité si àll bi. ak ay école man sama konk man fan si jigéen yi la ak xale yi. man sama projet mooy toujours rek taxawal ay maternité ak ay école parce que ku ne maternité ne vie ku ne vie ne àdduna daal. moo tax na man daal loolu suma bi instant yi waaw. muy lu am solo di kaddu yu rafet yoo nga xamante ni ku ko dégg di nga ko rafetlu muy tamit jéego bu am solo ndax réew bu doxee rek waa réew maa koy doxal du président kese wala gouvernement kese ñoom ñoo mën a doxal réew kon ñun waa Sénégal it ñu jéem a jàpp ci yëf yi ndax mu jëm kanam te bañ a yem ci waxi kese. waaw man maa ngi profité di remercier monsieur le consul Belel Ba parce que bi ma ñëwee si consulat bi ubbil na ma dalal na samay ñi ma àndal ONG bi wax dëgg yàlla dugal na si loxoom ba mu jeex daal di remercier aussi monsieur Deme ambassadeur bi ma ñëwee aussi la même chose dalal nañu gis nañu li ñu kiyal nañu daal jàppale nañu bu baax daal ñoo ngi leen remercier vraiment consulat bu Sénégal ak ambassade bi vraiment ñoo ngi taxaw bu rafet vraiment waaw merci beaucoup. waaw kon soxna si sant ak ngërëm ñeel na la merci beaucoup. xam naa dinañ dajewaat ci yeneen waxtaan. incha allah merci beaucoup.
jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon ànd ak ñun di ñu topp booba ba léegi ci seen émission bi di li ci biir mu mel ne seetaan ngeen seen première partie seetaan ngeen tamit deuxième partie bi nii rek lay demee saa su nekk li ci biir émission la bu nga xamante ni yittey askan wi rek moo ko fi bàyyi rawatina nag télé bi nga xamante ni Diaspora 24 la di seen yëf ñun ñi nekk fi ñëpp ñoo ko moom ñoo ko mën a puus mu jëm ca kanam kon nañ ànd puus ko mu jëm ca kanam parce que lii rek moo ko tax a jóg lépp li ngeen di ñaxtu te seen baat jotewu fa ñun dinañ ko jàllale ak suñuy moyen ak lépp lu ñu si man léegi nag du ñu tëj suñu émission te sant ñu gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak ñun ci émission bi muy ku mel ne ki nga xamante ni moo ñu taxoon a jóg muy consul général bi ñoo ngi koy sant bu baax a baax ci yaatuwaayam ci mbaaxaayam ci laabire gu muy laabire askan bi ci saayir ak ci baatin amel nañ ko sant bu baax a baax di ko jotali tamit cantuk askan wi ndax baatu askan wi leen fi indi woon te gis am nañ satisfaction ci li ñu fi indi woon lépp di sant nag waa ñamuy liggéeyandool ñëpp duñu bàyyi kenn sant nañ waa consulat bi ñëpp bàyyiwuñu kenn ci seen comportement yi ñu fekk ñu amee ko ak façon liggéeyin bi ñuy liggéeyee taluñu lekk amuñu wàcc amuñu pause maa yendu ak ñoom mais gis naa ne duñu pause liggéey lañ xam di ñafee ba jant bi soo kon amee nañ leen sant ak ngërëm ci baatu askan bi
di sant tamit kenn ci ñun muy suñu xarit di madame Diakhaté ñu koy beral cant bu baax ak kii nga xamante ni mooy sama xarit di Madou Sy ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di sant nag waa Madrid gi nga xam ne ñoom lañ fekk si woon parce que tamit olof yi ne nañ peccum liir bu neexee rek nday jaatee ca mag ya te wax dëgg yàlla teeru bi accueil bi dal gi lépp jaar na yoon sant nañ leen ci bu baax amee leen ci njukkal di leen wax jaajëfati di sant nag samay mbokki bopp yi nga xamante nii ñoo jàpp ci sama émission sama ginnaaw mu mel ne du ma fàtte ko mel ne sëñ Modou Mbacke sama càmmiñ maa ngi koy ziar balay sa di sant bu baax Modou Lo di sama jaam kooku moom maay buuram maa ngi koy sant bu baax parce que buur bu far moomu sangam la sant naa ko bu baax a baax kenn la ci man kon nii lay demee saa su nekk seen émission bi ci biir di sant tamit Anta kenn ku nga xam ne kenn la si ñun ñu fekk ko fii ci Madrid mu jàpp bu baax ci émission bi bàyyi soxlaam yëpp nekk ak ñun parce que tamit nit ki ne olof ne na ku santul nit doo sant yàlla te ñoom wax dëgg yàlla ñoo sonn pour ñun kon amee nañ leen cant ak ngërëm toujours dama leen di fàttali ne émission bii di li ci biir bàyyi leen ko xel lépp lu leen itteel wala lu leen ñor rek ubbil nañ leen suñuy buntu su ngeen ñu ci toppee wala ñu xam ko rek dinañ leen ci doxal lépp lu ñu si man si kattanu yàlla kon nii lay demee saa su nekk lu am njariñ te am solo rek la ñuy génn di ko génne ci biir di ko teg ci biti du noppee dugalaat ko ci biir bokk toj parce que noonu rek lay mën a demee ndax ñunu nee na di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di leen wax ne leen seen émission bi li ci biir mi ngi leen di jox rendez-vous balaa yàgg ci beneen numéro bi nga xamante ni nag waajal leen ko parce que ci intégration la ñuy bëgg a dugg si ak nekkin yi kon sant ngërëm ñeel la leen ngeen àndoon ak soxna Mariama Mbacké seen mbokk ci présentation bi ak Serigne Yamar Mané ci caméra bi te mooy réaliser aussi émission bi sant nañ leen gërëm nañ leen di leen jox rendez-vous boo xam ne ni ma koy waxee dem dellu si lay doon balaa yàgg si yeneeni façon jaa ngeen jëf ciao